asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo berne ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañ leen di indil toujours rek ñu ngi nekk toujours ci série wu maanaam Ramadan donc tey jii li ñu leen di indil dafay nekk bu ngeen xoolee nen yu bari yi mais day nekk kii poivron yoo xam ne dañ ko farce ak viande hachée def ci nen aussi donc sans plus tarder lii nag moo ciy dem dinañ soxla poivron ku nekk bi nga am couleur bi nga am boo amee couleur yëpp nga def ko mu dàqati sax macha allah dinañ soxla aussi nen comme je l'ai dit tantôt dinañ soxla sel dinañ soxla poivre dinañ soxla coriandre mu nekk persil bu chinois bi dinañ soxla aussi oignon vert voilà muy green onion dinañ soxla oignon ci boppam muy soble dinañ soxla suñu mélange d'épices bi nag lu muy nekk paprika ail en poudre ail bu tooy bi ñu dëbb bi te def ci tuuti poivre noir dinañ soxla aussi herbe boo am man maa ngi utiliser herbe de Provence parce que dama mélanger yàpp nag ak yàpp xar donc moom moo nekk noonu léegi dinaa soxla aussi kaani ma jël jalapeno mooy kaani bu verte bi donc moom la ñuy utiliser sans plus tarder duñ def rek lu du ànd ak yéen ci waañ wi bismillah voilà gis ngeen fi mu nekk nii comme li ma leen wax dañuy daal di ñëw commencer pour assaisonner ndawal gi donc li ñuy def damay daal di jël li ngeen gis fii soble la voilà xaaral ma pousse nii ngeen gis bu baax soble laa fejet nii ba mu sew kaani bu verte bi ma leen doon wax mu ngi nii muy oignon piment oignon vert coriandre muy cilantro ak nana menthe donc dañ koy mélanger yëpp ci viande bi incha allah voilà ma def nii gis ngeen voilà lii war ngeen ko nànd léegi su ma bëggee teg li ñuy daggee li nii cutting board voilà li may def mooy damay jël sopalin wala torchon nga tooyal ko ba mu tooy nga dindi ndox bi daal di koy teg bu boobaa day tax gis nga bi ci suuf defuma ko xoolal li muy def day tourner fu nekk mais boo xoolee bi nga xam ne dama ci def kii bi du bouger donc loolu moo koy retenir sopalin bi nga xam ni dafa mouillé moom moo koy retenir donc loolu astuce la donc ma daal di ñëw mélanger directement bismillah voilà bu la neexee nga jël carotte nga râpé ko def ko ci surtout boo yoree ay xale mais man li ma ciy boole dafay am ay légumes après buñ koy lekk moo tax defuma ko oignon en poudre ail ak herbe de Provence ail baa ngi nii ak paprika voilà après on mélange tout dañuy mélanger yëpp léegi ak dinaa soxla aussi un peu de sel ak un peu de poivre noir donc piment bi c'est optionnel ku ko bëgg nga def ko voilà sel c'est selon votre goût rek ngeen di def poivre noir mélange d'épices lii c'est mélange d'épices fait maison donc tout le temps on nous demande mélange d'épices bi lan moo ci nekk dama leen di wax ngeen dellu ci vidéo yi ñu defoon préparation tabaski bii passé donc def naa fa mélange yu ñaari mélange d'épices yi may utiliser yëpp donc looloo tax déggatu leen ma may wax ay levure nutritionnelle et tout ça là parce que c'est déjà mélangé ci épices yi moo tax voilà léegi nag nga mélanger su la neexee nga jël sa loxo man je pense que fa laay mujjee sax boo moytuwul mu ngeen di xool defuma ci chapelure parce que dama ko bugg a bàyyi noonu subhanallah bool bi ndaw na de xaaral ma dem wuti bool bu mag voilà gis ngeen transvasé naa ko dama dem wut récipient boo xam ne c'est plus grand encore ma daal di koy indi donc damay jël benn nen tu vois ma toj ko donc léegi nag à ce niveau ma ñëw mélanger donc damay mel ni kuy defar genre meatloaf mais ba léegi du benn am na tuuti différence wala ngay wax kuy defar kafta mooy genre boulette yooyu ñu defoon ci ay brochettes noonu bi ñuy def ak viande hachée booy xoole c'est le même principe encore léegi voilà
beneen yëf bi nga xamante ni moo si nekk mooy cette viande mun nañ ko remplacer par viande de volaille wala lu leen lu la neex daal donc yow yaay xool rek man nag laa yore donc moom laay utiliser. Voilà nii rek lañ koy def après bàyyi ko mu reposer wu à côté le temps ñuy dagg suñu poivron incha allah. Voilà léegi dañuy ñëw dagg poivron yi def ko ay rondelles yu xaw a dijji tuuti donc après ñëw wan leen incha allah. Voilà gis ngeen dagg nañu suñu kii poivron yi ba pare mun nga def plus ou moins donc léegi dañuy jël suñu viande hachée bi gis nga bi ñu defoon bi sànq dama koy teg nii rek juste pour ma xam quantité bi may def nu muy toll. donc du nekk lu exact man c'est juste pour mun ma dimbali daal ma mun ko def ma mun ko rationaliser def portion yu xaw a tolloo bokk tuuti. voilà léegi damay jël nii rek tàppal ko ci kawam nii gis nga su ma waree dolli bu ma warta dolli dinaa xam ne du ma dolli. léegi li ngeen gis ma def nii gis ngeen defuma yëpp damay def farce bi après ma daal di def trou nii ci digg bi c'est fait exprès parce que gis ngeen sànq xam nga ba léegi gisu leen ma à part benn nen bi nga xam ne jël naa ko toj ko def ko ci biir viande bi defuma laalaguma nen yi c'est pour mun a def fii jaune d'œuf rek laay def fii nga xam ne dinañ ko buñ koy lakk lañ koy def incha allah dinaa leen wan après. gis nga nii dañuy continuer rek bu ñu paree nga xam ne dañuy dem commencer ko saaf ñu wan leen incha allah. voilà gis ngeen suñu poêle baa ngi nii fi ñu koy lakkee man griddle bi laay utiliser bismillah damay def tuuti diw comme ça du coller donc kii bi du lakk parce que silicone la moo tax du lakk donc léegi dañ koy diw nii rek parce que viande hachée bi am na graisse assez donc damay ñëw rek wàññi gaz bi carrément léegi daal di ñëw commencer teg su ma tegee yëpp ba pare si laay dem indi nen bi toj ko nga xam ne damay séparer jaune bi ak blanc bi incha allah ngeen gis. bismillah bu wàccee tam garaawul. voilà ki nga xam ne par exemple bugg ko ëlbati comme ni ma ëlbatee bee li muy def mooy su defee nii ba pare mun na ko dugal ci fuuram tu vois dafay yëkkati rek benn kii def ko ci récipient boo xam ne mun na dugg ci fuur bi mu dugal ko ci fuur bi toggal ko ci kaw nii nga xam ne du jar moom mu koy tourner nii def lenn lu muy def rek mooy da koy ñëw rek teggi ko. voilà mu ngi nii jeex na dañ koy bàyyi mu togg rek bu ñu paree nag incha allah daal di koy teg ne à côté defar yeneen yi. voilà famille ñu ñëwaat ak yéen encore toujours rek ci recettes yi donc suñu bu ngeen di xoolee ni xam ngeen ni suñu viande hachée yi nga xam ne moom la ñu enfouré ci biir kii bi poivron yi pare na donc gis nga blanc d'œuf bi yi ma yore woon nii moo nekk nii. donc li may def mooy dama koy daal di recycler tey dinaa leen wan man ban façon laa koy utiliser comme ça keneen ki nga xam ne rek bëgg na ko reprendre mun na ko reprendre incha allah. voilà gis nga soble yi desoon ak nen bi moom laa jël kii mooy dagat yooyu desoon noonu moom laa jël def ko fii dagg ko donc soble la ak poivron yi cat yi ñu daggoon yi noonu moom laay def fii bismillah. suñu paree ñu daal di koy assaisonner donc dañuy def suñu sel poivre. ak lu la munti neex donc mu ngi nii ma jël tuuti poivre noir bismillah def ci jël suñu mélange d'épices def ci daal di jël tuuti sel su la neexee nga def ci fromage su la neexee nga bàyyi ko noonu donc tuuti sel rek laay def voilà léegi ñu bati ko juste pour mu jaxasoo rek suñu paree def ko gis nga genre omelette boo xam ni ku nekk dina ko mën a utiliser ñu boole ko kii yëf yi
donc tey jii nii képp ki nga xam ni li nga doo lekk lu am glucide par exemple xam nga fan yii yëpp damay defar ay farine ak yooyu sama genre gi nga xam ni ñoom duñu bëgg lu am glucide donc ñun yeneen affaire lañ doon defar donc loolu lañ leen di indil nii lii nga xam ni gluten free la donc ku nekk rek mën na koo utiliser donc damay jël fii tuuti diw wala beurre yooyu yaay xool mais comme diw laa yore woon sànq ba tey ma ne naa ko continuer rek voilà ñu ñëw daal di koy def genre omelette noonu blanc d'œuf moom yow yaa koy dimbali donc su la neexee nga def ko œuf brouillé su la neexee nga def ko genre omelette yaay xool rek loo sentir. kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii ñu indi doon leen tey mu nekkoon benn ndog bu gaaw a gaaw boo xam ne defal nañ leen ko toujours ci xeetu iftaar yi donc mu nekk li nga xamante ni mu ngi nekkoon viande hachée boo am rek nga daal di koy jël daal di koy def ci ay kii rondelle voilà nga def ko ci biir ñu daal di ciy def nen nii gis ngeen ko nu mu nekkee nii ki nga xam ne bëggul def nen wala lenn mun na jël viande hachée bi yëpp tàppal ko après daal di ciy def fromage gruyère par exemple wala même fromage cheddar gis nga mu mel ni comme si da nga si def nen donc mais ñun tey nen la ñu def ñu daal di koy boole woon ak desitu nen bi nga xamante ni muy kii bi blanc d'œuf bi ñu daal di koy def beneen façon omelette boo xam ne dañu def yenn yi ci biir fromage donc ñu boole ko ak mayonnaise ak ketchup ngeen gis ni amoon nañu tuuti temps nag ñu daal di jël temps boobu daal di koy consacré def ci ay jus de cocktail xam naa ni du ñàkk ñu génneel leen ko ay tuto mais benn bi ngeen gis ko mu nekk ni beneen bi di def comme couleuru galaxie yu xale yi donc ñu leen di jox tey jii nag voilà bala may dem sax damay remercier ñëpp du fond du cœur daal di jël émission bi jox ko fan su bernde yëpp ak chez Bilo yëpp ñoom laa koy jox les grandes dames les grands messieurs ñoom ñëpp jox naa leen émission bi di leen wax ni bu leen fàttee partager vidéo yi bu leen fàtte abonné mais aussi ki nga xam ni tamit abonné na bu mu fàtte appuyer ci cloche bi di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah